lu tax suma yego di la ñaanal iyo yaay ñak rek chanter danser bouger tirer chanter danser bouger est-ce que vous êtes toujours là chanter danser bigi bigi no bigi rama ko de kina wado don yo waru do ton tu wado do ton tu bulen faale dañu dey tassé. Bienvenue amis chers internautes sans limite sn.com, ravi de vous retrouver comme chaque samedi dans votre émission Les Buzz du Web. Alors aujourd'hui on va démarrer avec les actualités les plus marquantes de la semaine. Bu ñu waxee marquante de la semaine nag xel yëpp day daati dugg ci li nga xamante ni moom moo di politique parce que à chaque fois fa la ñuy ubbee te mi ngi def actualité bu baax a baax fi ñu koy commencé nag du fenn ci benn information boo xamante ni waa Seneweb ñoom ñoo ko fësal concernant Ousmane Sonko mi nga xam ne dañu saccagé benn siège am bu nekkoon fi nga xamante ni moom moo di Yoff ñu ko saccagé nag du ñenn ñu dul ay hommes yu ngànnaay woon ñëw fa vers 2h du matin saccagé maanaam yàq la nga xamante ni defoon nañ ko fa ki génn def déclaration boobu nag du kenn koo xamante ni l'administrateur du parti Pastef Birame Souleye Diop moom moo génn joxe information boobu ni dañu recevoir un coup d'appel boo xamante ni vers 2h48 minutes la di leen wax que ni am na ay nit yu ñëw ay samba boy yoo xamante ni ñëw nañ uniquement pour saccager li nga xamante ni moom moo di parti ba bañ ko defee ba pare aussi lancé nañ fa wax fa benn wax boo xamante ni aussi mi ngi def buzz ci réseaux sociaux yëpp parce que ñoom nee nañ lieu boobu nga xamante ni moom la waa parti Pastef def fële nga xam ne moom moo di Yoff foofu du liyam parce que foofu noonu dafa am borom buñ jugee ci Ousmane Sonko dañuy daal di dugg ci ki nga xamante ni moom moo di Pape Alé Niang di ñu fësal information bi di ñenn ñoo xamante ni ñu du la waaye Yerim Post la parce que ñoom ñoo génnee information boobu wax que ni Pape Alé Niang nekkatul fële nga xamante ni moom moo di 2STV parce que dafa amoon problème ak ki nga xamante ni moom moo di El Hadj Ndiaye ci benn émission boo xamante ni depuis le 31 décembre lañ ko gëjoon gis muy feeñ fële nga xamante ni moom moo di 2STV te li waral lool du lenn loo xamante ni jour boobu dafa invité woon ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko depuis jour boobu kenn gisatul Pape Alé Niang 2STV ñu génn wax que ni il a démissionné ndax émission boobu la woon parce que dafa invité Ousmane Sonko à l'insu de El Hadj Ndiaye maanaam amu ci woon accord El Hadj Ndiaye parce que Abdoulaye Diouf Sarr la waroon invité ak beneen invité ak ay yeneen chroniqueur mais pas ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko bi loolu amee nag dégg naa jàppande xawoon na am foofu noonu ci biir studio yi jour tournage bi par la suite lañ gis information boobu Yerim Post publié ko mais Pape Alé Niang génn na wax que ni moom El Hadj Ndiaye n'a qu'à jurer sur son honneur su fekkente ni avisé wu ko ci li nga xamante ni moom mooy invitation Sonko ci jour 31 décembre boobu noonu par la suite aussi gis nañ ki nga xamante ni moom moo di Yerim Seck génn wax que ni la réponse de Pape Alé Niang l'a beaucoup surpris parce que ñoom binduñu information bi ñu ngi ko jëlee fi nga xamante ni moom moo di publication donc kon dañ ko copier coller ñoom bi loolu amee nag moom Yerim Seck waxal na ni moom su fekkee day bind loo xamante ni lu ñaaw la wala li bon ci Pape Alé Niang il a son numéro de téléphone da koy woo téléphone laaj ko carrément ni ko ndax lii dëgg la waa wala déet buñ daal di paree ci loolu aussi dañuy daal di dugg ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy def buzz bu baax a baax muy l'homme le plus redouté sur la toile sénégalaise du kenn ku dul le fameux Kocc Barma bi nga xamante ni jot nañ ay information ci benn site internet muy li ma metti ñu fësal benn vidéo buy wane li nga xamante ni moom moo di arrestation Kocc Barma nag buñ ko waxee xel dina dem ci Snap xel dina dem ci WhatsApp xel dina dem ci site yooyu nga xamante ni du wane lu baax mooy Sénéporno moom la ubbi woon di fa def ay vidéo scandale xale yi jigéen yi nga xam ni moom lañ nekkee si biir dëkk bi Kocc nag démb nee nañ arrêté nañ ko mais ba léegi nii amaguñ ci information bu leer que ni ki ñu arrêté Kocc la waa wala déet parce que police dem na fa arrêté ko ci chambre bi mu nekkoon saisir nañ fa ay matériel ay ordinateur ak yeneen jumtukaay yoo xamante ni moom la daan utiliser ki fësal vidéo bi nag benn actrice la boo xamante ni mi ngi doon jouer ci benn série bu doon daw TFM muy série Nafi ku déglu vidéo bi sax wala nga seetaan ko boo ko yàggee déglu wala nga yàgg ko seetaan di nga xàmmee baatam carrément moom moo ko posté woon bi mu ko posté aussi site yi ci lañ profité carrément reprendre li nga xamante ni
ni moom moo di information boobu. Bi loolu aussi amee am na beneen site bu contacté ki nga xamante ni moom moo di Kocc Barma ci compte Snapam ñaari compte Snapam yépp, mais ba léegi amuñu ci réponse favorable parce que laaj nañ ko ndax dëgg la waaw wala déet ma ba léegi tontuwul. Bi loolu amee aussi gis nañ ki nga xamante ni moom moo di Lëg Daawur da doon lëkkaloog moom ci liggéey bi, moom moo répondre ci benn message wax que ni moom yëgul information bi parce que dafa nekkoon di nelaw, mais par la suite gis nañ mu publier waat presque ay 15 ou 30 minutes mu ñëw indi benn réponse wax que ni Sénégal bàyyi leen yàq lii intox kese la genre yooyu noonu. Kon ba léegi mu mel ni affaire Kocc Barma amaguñ ci lu leer. De toute façon daal arrêté nañ koo xamante ni nee nan moom mooy Kocc Barma te ki ko fësal du kenn ko dul benn actrice boo xamante ni moo ngi ci mi ngi woon ci série Nafi bi doon daw fële na la nga xam ne moom moo di TFM. buñ daal di paree ci loolu aussi dañuy daal di dugg ci ki nga xamante ni moom moo di Adiouza. Récemment temps yële passé ñoo ngi dégg à chaque fois que ni moom dafa divorcé woon ñu ko fësal du ñenn ñu dul waa Dakar Buzz, mais divorce génnoon na ni divorce amul, mais mën nañ jàpp que ni actuellement séparation de corps am na ak ki nga xamante ni moom moo di son mari Pape Thiaw, parce que Adiouza delluwaat na fi nga xamante ni moom moo di këram. buñ paree ci loolu dañuy daal di dugg ak yéen ci information bi nga xamante ni waa Infos Rewmi ñoom ñoo ko defoon amal ko muy interview ak ki nga xamante ni moom moo di caat bu kër gi ci coow li nga xamante ni mi ngi wëy ci réseaux sociaux yi ba léegi. Benn vidéo bu ki nga xamante ni moom moo di Diaw Ketchup reprendre si ñoom saay au cœur mu dem reprendre ko def benn réponse wax que ni dóorkat au cœur la parce que waa kër gi ay dóorkat lañ. biñ ko laajee lan la gis ci loolu ak lan la ci xalaat, caat répondre na si wax carrément que ni Diaw Ketchup am na droit wax li nga xamante ni moom moo ko neexul ci li nga xamante ni moom moo di kër gi, parce que c'est la démocratie. Comme ñoom ni ñu amee li nga xamante ni neexu leen ci réew mi ñu ñuy toog di ko kaasee, nee na Diaw Ketchup noonu la amee droit def ko. te nga xamante ni coow li bëri woon na trop depuis que nga xamante ni Diaw Ketchup posté na vidéo boobu noonu, mi ngi jot ay appel, mi ngi jot ay message, mi ngi jot ay insultes venant de partout. ñu naan ko ay défaillant nga di ko traité de tous les noms ba nga xamante ni, mais mën nañ jàpp que ni instant yi ki nga xamante ni ñoom moom moo di autoru way boobu noonu di kër gi en personne, moom fay na coow li parce que réponse boobu muy indi moom favorable na te fi mu toll nii daanaka sénégalais yi jël nañ wax boobu tegaat ko ci suuf. buñ daal di paree ci loolu dañuy daal di dugg ak yéen ci li nga xamante ni moom moo di sport, pratiquement lambu, parce que coow bëri na lool depuis défaitu Modou Lo bi face à Balla Gaye. Gis nañ ci ay rumeurs yu bëri ak ay wax yu bëri yoo xamante ni kenn rafetlu ko. ñu ko fësal nag du ñenn ñu dul ñoo xamante ni waa Infos Rewmi la. waa Infos Rewmi la ñoom ñoo ko fësal parce que ñoo ngi wax que ni Aziz Ndiaye moom moo génn foofu wax que ni moom sëriñ bi nga xam ne génnoon na di wax ni moom dañu sacrifier benn chameau suul ko, chameau boo xamante ni moo ngi dund maanaam giléem. nee na loolu amul, nee na loolu wax jooju teguwul. bi mu daal di paree ci loolu aussi laaj nañ ko ni ko ndax da ngeen demoon Nigéria uniquement pour lamb ji. nee na loolu tamit musul am, nee na musuñu quitté fii nii di dem Nigéria. nee na benn stratégie kase la woon buñ génnee uniquement pour maanaam bataille boo xamante ni ci seen moromu adversaire la woon, mais nee na musuñu génn Sénégal di dem fi nga xamante ni moom moo di Nigéria. te defuñu ay sacrifice yoo xamante ni aussi comme ni ko sénégalais yi di waxee, Balla dafa sacrifier une partie de son corps juste pour battre Modou Lo et tout ça. maanaam coow li bëri woon na trop, sénégalais yi nekk ci réseaux sociaux yi à chaque fois. kon Aziz Ndiaye génn na pour une dernière fois leeral carrément que ni loolu ay rumeur la woon, yeneen yi ay stratégie la woon pour gagner combat bi. buñ paree ci loolu dañuy daal di dugg ak yéen ci El Hadj Diouf bi nga xamante ni benn ndaje bu amoon la, journaliste yi di ko poser ay questions, ñu fësal information bi ñi du ñenn ñu dul waa Sans Limites SN.com ñu koy laaj est-ce que il n'est pas temps moom ak ki nga xamante ni moom moo di coach Sénégal di Aliou Cissé ñu toog waxtaan. mu ni moom amul problème boobu, bu ko Aliou Cissé saakoo rek moom dina ko ci wuy si. Après journaliste aussi posé nañ ko la question est-ce que di nga mus a nekk coach Sénégal. mu ni loolu noonu c'est pour bientôt, kon mën nañoo xaarandi ki nga xamante ni moom moo di El Hadj Diouf ñëw nekk coach Sénégal. Amis chers internautes Sans Limites SN.com, ravi de vous retrouver. comme ni ñu koy waxee à chaque fois rek nii lay demee, lépp loo xamante ni day def actualité sur la toile dañ koy indi tojal leen ko, leeral leen ko bam leer nañ. Merci et à la semaine prochaine. lu tax su ma yeboo di la ñaanal yoo yaay ñàkk rek. Chanter, danser, bouger, tirer, chanter, danser, bouger. Est-ce que vous êtes toujours là?